صلاة الذي في كل سار وفي ظفر حماني على ماهن ما الأبصر والسفر فلاهي بكوني عبد ربي خديمه عجيب به لي جاد مؤن عن النفر هديت عن المولى وعن خير خلقي عليه السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضروني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. mbokk yi seetaan seen télévision Diaspora 24 ñi nga amaat mbégte tey di taxawaat fii di leen présenter seen journalu màggal bi comme ngeen ko xamee boobu ba léegi ñu ngi leen di dettal di leen indil li nga xamante ni moom la ñuy waajalee màggal ki di bés bi mag bi nga xam ne dina am le 11 décembre ca Touba ak ci àdduna yëpp seen télé nag ni mu koy defee saa su ne mi ngi leen di jëli éléments yi nga xam ne yi ñuy wan naka la ko nit ñi di waajalee ca Touba ak ci àdduna bi kon xam naa dañuy dem ànd ak équipe Diaspora 24 bi nga xamante ni moo nekk ca Touba ba xam lan lañ ñu indil tey xam naa kon sëñ Mor bu fekkee jekk ngeen wax ñu tey lan ngeen ñu indil. jërëjëf Serigne Omar Ndiaye ni nga ko waxee rek ni la amee ñuy gërëm mboolem téléspectateurs yi nga xamante ne bii ñooy bàyyi xel Diaspora 24 fépp fu ñu mën a nekk ci àdduna wërngal këpp rawatina ci dénd Europe yi gox yu wuute yi nga xamante ne bii ñi ngi fay am Diaspora 24 waaye ni ñu ko baaxoo defee saa su nekk itam comme ni nga ko junjee léegi mu jëm rek ci li nga xamante ne bii moo soxal xibaar yi tukkee ci dëkk bu sell bi di Touba soxal itam màggalu Touba édition 2014 atum ren ñu jàpp ko fukki fan ak benn ci weeru décembre comme ni ñu koy faral di fàttalee. xam nga ne tey nag bokk na ci li nga xamante ne bii moom moo ci gën a fës daañu dem ba Touba Jannatul Mahwa ci Cheikh Béthio Thioune ndax at mu jot moom itam dina am ab lim bu takk boo xamante ne bi dana ko waajal ci ay bernde loolee itam daañu fa amal ab tukki nemmiku waaye xam ngeen ne ku wax jamono ji màggalu Touba wax lu jëm ci wàllu cet ak wàllu wér-gi-yaram ndax jàngoro jooju nga xamante ne bi ñu ngi koy déggandeem ci àdduna wërngal këpp mu di Ebola kilifa yi nga xamante ne bi ñoo ngank gouvernement bu Sénégal jël nañu ay matuwaay yu am solo ngir loolee bañ a agsi ci biir dëkk bu sell bi di Touba am na liggéey bu yaatu boo xamante ne bi service d'hygiène def na ko ci danañ ci dikkaat ak yéen ci nu mu gën a yaatoo ñenn ci mbokki taalibe itam donte àggaguñ ci bis bi mën nañoo wax ne tàmbali nañoo màggal ba tax na am na ab gëstu bu yaatu boo xamante ne bi Serigne Mbacké Mbodj ak Serigne Ousseynou Mbodj def nañ ko jokkoo ak ñoom joxe nañ seen yëg-yëg ci wàccaayu màggal gi loolee itam bokk na ci li ñu leen fas yéene faram-fàcceel ci biir xibaar yi lii kon mbokk yi bokk na ci li nga xamante ne bi moom lañ leen fas yéene faram-fàcceel ci wàllu xibaar yéen ñi ko moo taataane ci Diaspora 24 ab taaxeeru la ñuy sàkku ci yéen ngir ñu mën a tàbbi ci yaatal bi jërëjëf dem mbokk yi ni leen ko waxe woon dañuy daal di dem nag ne 10 dem ba Touba Jannatul Mahwa foofu le nag di benn gox bu nekk ci biir dëkk bu sell bi di Touba waaye nag ñu nemmiku fa taxawaayu Cheikh Béthio Thioune moom kilifa diine gi nga xamante ne bi moo jiite cantaakon yi nag bokk na ci li nga xamante ne bi waajal na ko atum ren ci ay bernde mu takk lool ci ay nag yoo xamante ne bi daal amaloon nañ ci benn gëstu bu yaatu boo xamante ne bi Serigne Mbacké Mbodj ci teewaayu Serigne Ousseynou Mbodj dañ leen di mosal tuuti rek ci li nga xamante ne bi moo soxal ambiance bi am foofule ca Jannatul Mahwa soog a dellusiwaat waaye ñëpp a ngi fi ay maalim ñëpp ak TFM te kanam la jëm kat ñëpp ay dikk di barke Serigne Saliou. jërëjëf mbokk yi ñoo ko gisandoo kon muy ab lim bu takk boo xamante ne bii ci ay nag la dara tax koo jug itam lu dul màggal gi nga xamante ni moom la ñu dëgmal
di ci fàttaliku liggéey bi Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba liggéeyoon ci atum 1895 tane woon saa su bis boobu del seetee ñu sant la ko ci suñu borom waaye ki nga xamante ne bii moo def liggéey boobu ànd kook ñi nga xamante ne mooy seen buntu ci Serigne Touba moom Cheikh Béthio Thioune daal dina yëkkati ay kàddu li mu wax daal moo di amul kenn koo xamante ne bi dana noonook moom waaye ni nga xamante ne bi moo di màggal gi dana ko dundal li nga xamante ne bi dana dëppoog ndigalul sëriñ bi waaye tamit dëppoog bëgg-bëgg borom bis bi ci kaw loolu nag ñu teewlu ko ci kàddu yi nga xamante ne bi dénkoon na ko sëriñ Mbacke moo feggoo woon ak sëriñ Ousseynou. jéggal naa ñëpp jëf bu ma kenn wutal ay noonu man dara mitiw ma bu kenn wax kenn dara bëgg koo jaare ci man merewu ma kenn lii waroon na ci man wóor na ma ni moo gën ci man te billaay ko xaman fii wu ne ni mu demee di nga xam ni lii mën woon a ñàkk ci man maa ngi sant Serigne Saliou bu ma kenn mereel yéen cantaa kon lay waxal bu leen mere kenn bu leen mere kenn bu leen mere kenn wasalaam. ba tey ngeen di ñu topp ci xibaar yi yéen ñi nga xamante ne bi yéenay bàyyi xel Diaspora 24 mu di xibaar yi màggalu Touba atum 2014 ñu wax nag ci wàllu cet ku ne cet tam wax wàllu wér-gu-yaram tax na nag kilifa gi nga xamante ni moom lañ ko dénk mu di jëruñ ji ci réewum Sénégal am na ab équipe bu takk boo xamante ne bii daan na koy déployer maanaam ab lim bu takk boo xamante ne bii ci ay ñu yënguti ci wàllu service d'hygiène wàllu cet gi yabal na leen ci biir dëkk bu sell bi di Touba loolee nag bu ñu ko dee xayma ab lim bu takku la ñu koy xayma ci lu jege ñaar téeméeri éléments yoo xamante ne bi ñu ngi ci dëkk bu sell bi di Touba waaye ñu tàmbalee def nag seen liggéey di liggéey bu yaatu boo xamante ne bi dugg nañ ci biir marché yi ak itam yenn barab yi nga xamante ne bi dañu fay faral di jënd ak jaay ngir bépp xeetu jëfandikukaay boo xamante ne bi gàpp ba dafa weesu ñu daal di koy teg loxo ngir bañ askan wi jëfandikoo ko di ci am loraange lu jëm ci fànn googu nag dañuy teewlu colonel Moussa Dieng Sarr mi nga xamante ne bi bokk na ci kàngam yi jiite service d'hygiène ci biir réewum Sénégal am na kàddu yu mu ci dénk Serigne Ousseynou Mbodj. leen di gërëm di leen sant bon liggéey bi nag boo xoolee at bu jot bu màggal bi jubsee service national de l'hygiène bokk na ci service ministère de la santé et de l'action sociale yi nga xam ni presque mën naa wax ni ñoom ñooy jiitu ci terrain bi parce que lu tolloog ñetti semaine balaa mbir mee ñëw ñoom déjà ñi ngi ci terrain bi pour commencer activités yi ñu war a def activités yi service national de l'hygiène nag di def jëm ci wàccaayu màggal bi dafa nekk ay activités yoo xam ne bu ñu ko doon tënk ci mën naa wax ni fàggu la prévention activités yi ñu def yëpp prévention la boo xoolee nag prévention boobu dafa bari ay pàcc yooyu mën nañ ci jël pàcc yoo xam ni waxtaan at population bi nekk na ci pàcc bu njëkk bi maanaam mooy activité de communication IEC sensibilisation yooyu dinañu dugg ci kër yi éléments yi nañu agents yi dinañ dugg ci kër yi waxtaan ak borom kër yi joxe fa ay message de sensibilisation pour nu ñuy fàggandikoo yenn feebar yi daal def aussi xool biir kër yi tamit ndax dëkkuwaay set na et cetera loolu yëpp nekk na ci partie bi ñuy wax pàcc communication bi bu loolu weesoo am na pàcc boo xam ni police de l'hygiène lañ koy wax police de l'hygiène boobu tamit dafa nekk pàcc bu xaw a yaatu boo xam ni jëm na ci maanaam lépp luy jumtukaay yoo xam ni nit ñi dañ koy jëfandikoo maanaam di ko lekk jëm na ci produit yi ñuy jaay ci boutique yi ñuy jaay ci marché yi yàpp yi est-ce que niñ ko tegee est-ce que jaar na ci yoon est-ce que conservation bi baax na produit yi ñuy jaay tamit est-ce que périmé wul est-ce que nuñ ko dencee denc bi jaar na yoon wala jaarul yoon yooyu yëpp dañ koy seetu ci maanaam béréb yi nga xam ne foofu la koy nit ñi di jaayee ñi nga xam ne tam ñi consommateurs yi foofu lañ ko mën di jëlee te bu boobaa aussi bu ñu seetloo ni gis nañ ci ay produits yoo xam ni seen baaxul qualité bi gis nañu daal wala c'est douté am na ay jeexi jaaxa ñu procéder à la saisie boo xoolee xëy na li ngay wax ni moom ngeen jot a jël fii ci image montré na ay produits yi nga xam ni baaxul te xëy na bu service bi demul woon fu ñu ko war a seetoo xëy na ay consommateur dinañ ñëw dinañ ko jënd dinañ ko yóbbu mën nañ ko togg ñu jëfandikoo ko mujj hôpital. ba tey dañuy desandi ak ñooñu nga xamante ne bii ñoom la ñu dénk wàllu cet gi ci biir réewum Sénégal rawatina ci biir dëkk bu sell bi di Touba kii di colonel Moussa Dieng Sarr nag am na kàddu yu mu yëkkati wax ne gouvernement bu Sénégal jël na lépp loo xamante ne bii ay matuwaay la ci wàllu cet ak cellal ngir jàngoro jooju nga xamante ne bii moo di Ebola ñu di ko déggandeem ci yeneen gox yi
yu wuuteeg biir réewum Sénégal mu bañ fee ak si rawatina ci bis bi nga xamante ne bi moom la ñu jagleel Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba ci kaw loolu nag moom colonel am na kàddu yu mu dénkaat Serigne Ousseynou Mbodj ñu teewlu ko. pàcc bu ma la jëkk a wax naa la problème mu ni waxtaan communication ak population yi foofu tamit message yi nga xam ni ñiy joxe population bi mooy di leen ñaaxaat si set waaw surtout set si sa bopp l'hygiène individuelle nekk na loo xam ni bu ko nit ñi jëfandikoo bu baax yàlla mën nañu aar si feebaru Ebola boobu maanaam di faral di raxas say loxo at ndox at ay saabu yamuñu si wax ko nit ñi mais dañ si boole tamit di leen jox ay jumtukaay parce que aussi am nañu ay partenaires ñi si jàppale tel que UNICEF dinañ jox ay produits ministère de la santé et de l'action sociale aussi dinañ jox ay produits yoo xam ne tamit ñu ngi ko siy boole di que bu ñuy def sensibilisation yi aussi di leen jox yenn produits yi nga xam ne mën nañ si raxasu def dispositif de lavage des mains am na si yoo xam ni ay grands modèles la yi ñuy def si bërëb yu mag yi am na yoo xam ni c'est à titre familial yoo xam ni si kër yi lañ koy distribuer dina ànd ak bassine bu ñuy raxasoo satala buy ànd ak ndox saabu ak eau de javel loolu tamit nekk na loo xam ni dañ koy distribuer si yenn bërëb yi boole si tamit ay comprimés yi nga xam ni dina mën a setal ndox laabal ndox c'est des comprimés yi nga xam ni c'est à base de chlore yooyu yëpp nekk na aussi ay jumtukaay yoo xam ni agents yi ñu ngi koy utiliser sur le terrain yëpp ñu jëmale ko ci population bi. bu ñu jógee ci fànn googule ba tey ñu desandi ak yéen ci xibaar yi màggalu Touba édition 2014 waaye nag ni leen ko waxee woon màggal gi mën naa am ay fan yu néew moo dox suñu digganteeg moom tax na itam ñi nga xamante ne bi ñoo di askan wi ñi ngi tàmbalee bàyyikoo ci ay gox yu wute ci biir réewum Sénégal ak bitim réew ngir teg tànk ci dëkk bu sell bi di Touba waaye kenn ku ci nekk nag mbégte la àndal ak farlu ci li nga xamante ne bi moo di wàccaayu màggal gi ba tax na am na ñenn ñoo xamante ne bi jokkoon nañu nag ak Diaspora 24 ñu teelu seen xalaat ak seen yëg-yëg. waajal màggal gi comme ni ko taalibe yëpp di waajale rek bernde ak jàng alxuraan ak sant Serigne Touba di ko sant le suñu borom comme ni ko ñëpp waajal di ñaan ñëpp ñëw ci jàmm ñu màggal ko ni nga xam ne noonu la ko sëñ bi santaane te nangul ñu lépp te fay ñu ci barke Cheikhul Khadim. di sant Serigne Touba mi ñu fekkaloo bis bi te képp ku ko fekkee nga sant bu baax te góorgóorlu ci bu baax a baax te lépp loo ci man lu nekk nga def ko ak loo mënul ndax kenn ku nekk moom na nga ci daanoo rek noonu ngay taqe yàlla ñu Sëñ Tuubaa nangul lépp luñ ciy def te fulal ñu ko te boole ko jullit yëpp te ñaan Sëñ Sidi Muxtaar mu yàgg fi lool. ñaan tamit képp ku fi màggal si tamit yàlla suturaal la ba nga am màggalu jàmm ci kàttanu Cheikh Rafal. jërëjëf Serigne Touba moo ñu mayee xéewal Serigne Touba moo ñu defal li ñu am bu du woon ak moom tey jii duñu di yëpp tey jii nii xéewal yi tey jii nii maanaam tey jii nii day nax saay waaye dañ koy sante ku tedd ki Xaadimal Moustapha. sant gën a yokk sant rek li ma gis daal neex rek laa ci gis dara manqué wut nit ñi gan yaa ngi ñëw woto yaa ngi ñëw train yi ñu ngi ñëw wax dëgg yàlla am macha allah yàlla nañ ko fekkee ay déwéni déwén. I coming to Senegal. Yeah, I greet everybody in Maroc, my friends and my family. I come to Senegal in Cheikh Ahmadou Bamba Day. This day, every people is come to Senegal is Cheikh Ahmadou Bamba Day is very, very much. I like Senegal. This is my country. 2 years I never come to Senegal, but Cheikh Ahmadou Bamba Day is very, very, very sweet. It's very, very hot. But Cheikh Ahmadou Bamba Day is going to in the beach, is going outside because it's travel everybody. And the white people and the Senegalese people. Sincèrement am suñuy gan teral leen yaatal leen parce que loolu ndigalu sëñ bi la ça fait des décennies yoo xam ne ni toujours ñun dañuy recevoir suñuy gan waaw bu ñu ko defee berndeel yi yaatal gi yooyu yëpp nañ waaw kay di ñaan yàlla ñu yóbbu ñu ci màggale jàmm ak salaam ñu fekkee ko gan yi ñëw ci jàmm delluwaat ci jàmm. waaw sëñ Mor kon mbokk ak xarit yi ngeen ko gisee ni ñu ñëw ek wu sëñ Mor andiloon tey. mi ngi jëmoon ci wàllu Cheikh Béthio Thioune liggéey bu mag ba nga xam te ni mi ngi ko doon def ca Jannatul Mahwa ndax moom at mu ne ni muy waajale màggal gi at mu ne da ko yokk rek ren it gis nañu ci élément bi ni muy waajalee màggal gi pour berndeel ak teral taalibe yi nga xam te ni dañoo la déplacé wu. bañ fa jógee it gis nañu waa service d'hygiène matukaay yi nga xam ne jël nañ ko jëm ci wàllu. cat gi ak wàllu wér-gu-yaram gis nañ ne am na liggéey bu am solo boo xam ne aussi def nañ ko ci matukaay yëpp jël nañ ko ba daanaka ñoom daal mën nañ ne ñoom pare nañu pour def màggalu édition 2014 bi bañ fa jógee it gis nañu
ñi ñëw màggal si maanaam pèlerin yi nga xamante ne dañoo ñëw jógee fépp ci àdduna am na ñoo xamante ne ñu ngi si jógee Gambie am na ñoo xamante ne ñu ngi jógee si biir réew mi kenn ku nekk si ñoom di ci joxe sa xalaat ci naka nga gisee màggal gi ak naka nga ko fas yéene màggale waaw kon xam naa bu ñu jógee foofu ba tey ci liggéey bi ñuy def ngir yéen bëggal leen ndax ku ne diaspora 24 ku ne diaspora ne àdduna ndax diaspora ci àdduna bi yëpp la nekk ku ne màggalit ne multiculturalité maanaam bu ñu nee multiculturalité mooy màggal gi ku nekk daf fay daje ku nekk daf fay ñëw ndax taalibe Sëñ Tuubaa yi ñu ngi ci àdduna yëpp dëkk boo dem fépp foo dem ci àdduna da nga leen fa fekk ba tax na suñu équipe yi am na waxtaan yu am solo yoo xamante ni def nañ ko ak ñoo xam ne du ñu doomu réew mi waaye ay taalibe Sëñ Tuubaa lañ te dañoo ñëw pour màggal gi xam naa ne kon dañuy ànd ak équipe ba ne Touba ba tey dem xool lan la ñu indil ak ñooñu kon sëñ Mor boo leen jekkee ngeen wan ñu tuuti waxtaan yi nga xamante ne def ngeen ko ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo jógee ca France ak ca Brésil. Merci de nous rester fidèles sur la télévision Diaspora 24 et sur Touba Vision. Nous sommes à 70 heures de la grande fête, du grand jour de ce grand événement, le Magal de Touba. Le Magal de Touba commémorant le départ d'exil de Cheikh Ahmadou Bamba en 1895. Depuis son retour, il avait donné l'ordre à tous ses talibés de fêter cet événement. Raison pour laquelle depuis lors, chaque année, l'événement s'amplifie. Les personnes viennent de tous les côtés du monde. Amérique, Europe, Asiatique, raison pour laquelle on a en face de vous des étrangères qui viennent de la Brésil et de la France pour savoir pourquoi ils sont venus ici. Donc, le nom c'est comment? Donc, je m'appelle Tiffaine, je suis française, je suis venue au Sénégal pour étudier pendant un semestre à l'université Cheikh Anta Diop. J'étudie l'immigration internationale. Donc je suis venue à Touba parce que des amis musulmans de la communauté mouride m'ont proposé de venir avec eux pour le Grand Magal, qui m'a semblé être un événement très important depuis que je suis au Sénégal, puisque j'ai beaucoup entendu parler de Cheikh Ahmadou Bamba, sans trop savoir par rapport à l'histoire de la communauté mouride et l'histoire de ce guide religieux. Donc finalement, avec mes amis sénégalais, j'ai pu en apprendre beaucoup. Mais j'ai voulu en savoir plus et venir un peu ici pour voir l'atmosphère en direct depuis Touba. Depuis que je suis ici, je suis assez impressionnée par le nombre de personnes qui sont ici, par la manière dont les gens vivent le Grand Magal, aussi par l'hospitalité, puisque j'ai l'impression que l'hospitalité pendant le Grand Magal est encore plus importante que de manière générale et les personnes étaient très heureuses de pouvoir nous accueillir ici. Voilà, je suis pressée d'être jeudi et de voir vraiment pendant le jour même comment ça va se passer. J'ai beaucoup d'amis musulmans en France et ailleurs et j'avais jusque-là jamais eu d'amis mourides. Je connaissais très peu sur la communauté mouride. Je trouve ça intéressant toutes les histoires qu'il y a par rapport à Cheikh Ahmadou Bamba dont j'avais jamais entendu parler avant et notamment son lien avec la lutte contre le colonialisme. Pour moi, c'est quelque chose qui est très intéressant de lier la religion et la lutte contre le colonialisme. J'ai entendu des anecdotes sur Cheikh Ahmadou Bamba et sur son histoire que je trouve très intéressante. Le nom c'est comment? C'est Larissa. Larissa, vous êtes de quelle nationalité? Brésilienne. Pourquoi vous êtes venue au Sénégal? Bon, déjà, j'ai fait aussi les masters comme Tiffaine, comme ma collègue française en migration. Et j'ai un projet de recherche sur l'immigration sénégalaise vers le Brésil. Et donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer Cher Gay, qui est un ami sénégalais qui habite au Brésil en ce moment. Et donc, je suis ici aussi pour le master, mais aussi pour la curiosité par rapport à la vie sénégalaise et ses liens avec ma recherche. Pourquoi vous êtes venu ici à Touba aujourd'hui? Donc, d'après ce que Cher m'a commencé à raconter, j'ai commencé à voir que la religion a un poids vraiment important pour les Sénégalais, donc surtout les Sénégalais d'origine mouride. Et
Donc, et j'ai rencontré aussi sa famille qui venait à Touba. Donc on a décidé de venir avec eux pour accompagner leur vie ici à Touba et l'importance du Grand Magal. Et pour montrer aussi aux Sénégalais qui sont au Brésil. Donc on a décidé aussi de faire un petit documentaire, un film sur les Grands Magal pour que les Sénégalais qui sont ailleurs et surtout au Brésil puissent être aussi présents dans ces moments si spéciaux pour vous. Donc, bien avant, est-ce que tu connaissais quelque chose de l'histoire de Cheikh Ahmadou Bamba? Bon, avant cette rencontre avec Cheikh et les Sénégalais au Brésil, je ne connaissais rien. Et donc c'est pour ça que j'ai commencé à trouver que c'est quelque chose d'assez intéressant. C'est une religion et pas seulement une religion, j'ai l'impression que c'est quelque chose encore plus important, c'est comme une fraternité. Donc pour les Sénégalais surtout, et surtout les Sénégalais qui sont ailleurs, qui sont à l'étranger. Personnellement, qu'est-ce que vous constatez depuis que vous êtes à Touba? Qu'est-ce que vous ressentez? L'atmosphère, la vie des personnes, etc. etc. Bon, je sais que c'est une ville extraordinaire. L'atmosphère est vraiment liée à la religion et ça c'est incroyable. J'étais jamais à un endroit pareil. Même les endroits où la vie religieuse est si importante que ça, je trouve qu'à Touba, les gens respectent vraiment. Et on apprend beaucoup chaque jour, à chaque moment, avec les familles, avec les gens dans les rues. jërëjëf mbokk yi kon lii mooy li nga xamante ne bi loolu lañ leen andiloon ci wàllu xibaar doon leen ko faram-fàcceel mu soxal rek Magal Touba édition 2014 fépp fu ngeen mën a nekk ci biir réewum Sénégal ak bitim réew ñu di leen gërëm di leen sant bu baax ci taamu gi ngeen taamoo taataane ay xibaar ci Diaspora 24 di gërëm Serigne Ousseynou Mbodj feggoon ak Serigne Mbacke Mbodj Serigne Mountakha Ba ak képp koo xamante ne bi rek jàpp na ci liggéey ba mu yemb rawatina équipe bi nga xamante ne bi moom la Diaspora 24 yabal ci biir dëkk bu sell bi di Touba di leen fàttali ne lépp loo xamante ne bi xibaar la lu soxal Magalu Touba édition 2014 da ngeen ko am ci amin wu sell amin wu wér te wóor waaye tamit lépp loo xamante ne bi dundalinu màggal gi la incha allahu da ngeen ko am ci Diaspora 24 ñu leen dig daje ëllëg ci beneen jataayu xibaar wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. waaw mbokk yi xarit yi comme ni ngeen ko gisee donc waxtaan bi nga xamante ni def nañ ko ak soxna yi nga xamante ni kii ma nga jógee ca Tugal keneen ka ma nga jógee ca Brésil donc wax ñoom naka la ñuy dundee l'islam naka la ñuy dundee mouridisme lan ma war tax ñu ñëw ci màggal gi joxe nañ seen xalaat ñoo ko déggandoo ñun ñëpp kon mbokk yi xarit yi seetaan télévision Diaspora 24 tey lii mooy li nga xamante ni moom lañ leen jëliloon ca Touba dëkk bu sell boobu di leen xamal ne seen télé bi comme ni ñu leen ko waxee fas yéene na ànd ak yéen ci màggal gi yëpp ngeen bañ cee rate dara ba tax na ci bés bi incha allahu rabbi danañ leen dëgtal en direct li nga xamante ni moo xew ca Touba en direct li nga xamante ni moo xew fii ci Italie ci Ponzano en direct li nga xamante ni moom moo jógee ca France ak yeneen i dëkk kon mbokkeek xarit yi xam naa du ñu def leen lu dul wax leen ba suba incha allahu rabbi ñu fanaan ak jàmm asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. في كل سار وفي ظفر هماني ألا ماهن ما الأبص والسفر فلاهي بكوني عبد ربي خديمه عجيب به لي جاد مؤن عن النفر هديت عن المولى وعن خير خلقي عليه السلام